bàkk bi jib na xibaar yi gën a fës tey ba si ñu gën a door yéen a ngi seetaan Prestige TV salaamaaleykum. jërë ngeen jëf ñu tàmbalee xibaar yi li nga xam ne nag mooy point de presse bi gouvernement bi di faral di def rek fan yi bii la yoon nag ki nga xam ni mooy Sidiki Kaba du ministre des forces armées moom nag moo ci ëpp sax la mu ca wax yiy yàbbi ngir jëm ci événement yi nga xam ni moo amoon ci mars 2021 xewoon ci diggante ndaw soosu di Adji Sarr ak kii di njiital parti bu Pastef di Ousmane Sonko moom nag ginnaaw bi mu ñaawloo li nga xam ni am na fa ci ay yàq yu ñu nemmeeku ak xale yi ni ñu doon def ak seen digganteeg takk der yi wax na li nga xam ni ay ndogal la yiñ ci jël jëmale ci fànn woowu ñu ànd teewlu Sidiki Kaba du ministre des forces armées. nañu tuumal force de l'ordre sénégalais yi li ma ci bëgg a wax mooy di ñoom ñii wone nañu que am nañu professionnalisme su dul loolu defe naa ne lu ñu am ci bilan mën na gën a bari. te gannaaw loolu da ngeen bàyyi seen xel su fekkente ne dañuy xalaat que am na ñu bare def nañ li nga xam ne dafa jalgati yoon gouvernement du Sénégal dina constituer commission indépendante commission d'enquête nañ fexe ci commission d'enquête yi ñu bare ñu dugg ci. mu nekk opposition mu nekk société civile ñu jéem a saytu ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne loolu lañ xam au début du mois de mars 2021. wax nañu tamit que li ñu fi def force de défense et de sécurité yi war na tax Sénégal war nañ ko yóbbu ci cour pénale internationale loolu wax rek la loolu mënul am ndax crime yi nga xam ne cour pénale internationale kuréel boobule mooy ay crimes yu gën a grave ci crimes yi ci àdduna te loolu defe naa ne loolu amu fii ci Sénégal donc dañu war a dellu si suñ xel ndax jàmm moo war a xew ci réew mi président de la République Macky Sall wax na ko ci discours du 8 mars jaaraat na ci le discours du 3 avril. mouvement bi di frappe France dégage et Horizon sans frontières ñoom kat amal nañu ndaje bu ñu doon janoo ko taskatu xibaar yi di ñaawle li nga xam ni jàpp nañ ni nguur gi ñu ngi koy pasare alalu Sénégal te ñoonu sax wax nañ ni kat dinañu jukk ngir tamit loole nga xam ni nemmeeku nañu ko mën a dakk ci biir réew mi dañ ci ànd ak kenn ci ñoom kii di Guy Marius Sagna ñu ànd teewlu ko. ñàkkum xëy nag du xaalis moo koy réglé environnement moo koy réglé fekk yaa ngi bàyyi entreprise yi bàyyeekoo ci réew yu am doole yi ñëw fii sanc ñuy concurrencer say entreprise di dirante mbagg ak ñoom suñu entreprise sénégalaise yi di tëj ñàkkum xëy bi maanaam chômage bi dina bëri ba pare nag ñu toog di seetaan entreprise étrangère yi di licencier rek di fay ay salaire de misère état bi ne pat ministre du travail ne pat inspection du travail ne pat fekk loolu mu ngi am nit yi dinañ jël gaal yi nit yi dinañ jël désert du Sahara lii mooy responsabilité état du Sénégal et première responsabilité bi état du Sénégal la ndaxte ñun faluñu Pedro Sanchez faluñu Macron faluñu Boris Johnson faluñu Joe Biden président Macky Sall la ñu votel président Macky Sall la ñu fal moom mooy suñu président et donc na bàyyi nekk surga Union européenne na bàyyi nekk surga États-Unis na bàyyi nekk surga FMI ak Banque mondiale te nekk surga askanu Sénégal lii moo tax ay at ngeen ñuy dégg ñu naan ñun waa FRAPP nous sommes des anti-impérialistes nous sommes des panafricains ñu naan doomi réew mooy tabax réew marché yu am solo yi nañ ko jox le patronat sénégalais et pas di appliquer ay doing business di dérouler le tapis rouge aux entreprises étrangères ñuy ñàkkal fayda doomi réew mooy le patronat sénégalais.
ci wàllu Ousmane Sonko njiital parti bi di Pastef ak Adji Sarr mi nga xam ni ma ko jiñoon lu jëm ci wàllu viol ay jigéen nag nekk ca Europe ak Sénégal gi ñu mën ci ràññee nag ci ñoom ki nga xam ne mooy Aïda Batra ñoom nag génn nañu def nag doxu ñaxtu di wax ni kat kii di Adji Sarr war nañoo respecté akam ak yelleefam ndax itam moom jigéen la te nag la xew nag seen diggante ginnaaw ñoom ñaar ñooñee ak yàlla ñoom ñaar rek ko xam ci noonu sax wax nañu kat nañu yoon na def yoonam na def liggéeyam ñu xool nag na mbir mi demee te bañ rek teg ay tuuma ci kii nga xam ni mooy Adji Sarr ñu ànd déglu Koura Ndiaye mi nga xam ni moo yoroon seen kàddu. tey jii jigéen dafa néew doole fépp ci Afrique rawatina ak Sénégal ma créé lii tey jii nag pour ñu am justice jigéenu Afrique dama ni Adji Sarr daf nu yëngal mais dafa fekk boobu nu mer dafa fekk boobu ñu ñuy torturer dafa fekk boobu ñu ñuy rey dafa fekk boobu ñuy violer suñuy doom dafa fekk boobu ñu ñuy takk di ñu toroxal te ñëpp xam ko ci àddina war képp Afrique dafa doy dañu bëgg justice pour suñu bopp dañu sonn ci ñu ñuy use dañu sonn ci ñun jigéenu Afrique bu ñu soxlaa di ñu utiliser dañu bëgg ñu jox ñu suñu ak suñu yelleef ba bu ñu amee lu ñu naqari justice taxaw ci loolu moo waral suñu teewaayu tey fii te di ko ñaan ci Afrique gépp ndax fépp la jigéen bu ñuul sonnee amuñu baat tey ñi ngi fii di wax mais seen yaay yi seen xol yaa ngi metti bu ñuy lekk di xalaat seeni doom bu ñuy tëdd di xalaat seeni doom te yooyu yëpp war na am justice ñooñu dee nañu xamuñu lu xew sénégalais amul ku bëggut a xam li xew ci Adji Sarr ñëpp ñoo ko bëgg a xam pour ëllëg sunu doom yi di ñëw. ñàkk ndox sonal na waa Notto Diobass loolee sax tax na ñi nga xam ne ñooy plateforme les sentinelles du Diobass jug nag taxaw nag waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci presse bi waaye tamit dox nag doxum ñaxtu ngir wax ni kat ñoom seen dëkk ba lii di ndox pour ñu gis ko problème la. loolu moo tax ñu amal point de presse fële ca Diass Palam mi ngi noonu donc dañuy ànd nag ñoom nag ñi ngi wax sax ki nga xam ni mooy njiital réew mi mu nag jukk dimbali leen ngir ndax ñu mën a am ndox parce que itam ndox moom dafa nekk loo xam ni dëkk bu ko amul lekk dafay doy waar loolu ñu ànd déglu ki nga xam ni mooy Pape Saliou Mbaye mi nga xam ni moo yoroon seen kàddu. li ñu fi dajale tey nag nekk na. dëtmal yoo xam ne dañu jëm ci yeneen plan d'action les sentinelles bëgg ko doxal parce que umpalewu leen ni li ñu fi dajale tey muy jafe-jafe ndox mi nekk ci Diobass du tey lañ ko xeex mais xeexoon nañ ko ca ginnaaw ñu amoon benn néggandiku ak benn tekkaaral la ko waral nag mooy ku xam les sentinelles xam ni ci yoon lay dox ak ci loo xam ne si lu civilisé la parce que ndaw yi ko seq dañoo nekk ndaw yoo xam ne ils sont responsables ba tax na mbas mi fi jaaroon mayuñu woon ñuy am ay yenn ndaje ak yenn dajaloo yi parce que conditions yi permettre ko woon ñu am dal ak tekk ni ku ni tekk rek tekk wan la yoon ñu xaar ba le moment opportun ñu def ko mais ñëpp xam nañ ni ñàkkum ndox moomu ci Diobass tey indi na jafe-jafe yu metti que ñu wax ko ñu ñàkk ko wax sax ci taxawaay bi ndawi Diobass amoon pour xeex Covid bi dem na sax ba indi ci ay gàllankoor parce que comme niñ koy waxee ndox nekkatul lu mën a ñàkk ci dundu doomu aadama kese mais dafa nekk dundu doomu aadama ci boppam. waa Thialé dëkk bi Thialé la tudd ñoom nag ña nga xam ne ñoo fa nekk génne nañu di wane seen mer ci ni nga xam ni seen suuf wax nañ ni ña ngi koy pasaree ba tax na sax ñu ngi artu di wax ak nag autorités yi ni ñu ne ñu jug ci loolu balaa muy jur musiba dañuy ànd nag teewlu ki nga xam ni mooy Mamadou Ka mi nga xam ni moo doon wax ci seen i tur. ñun ndawi Thialé dañoo am jafe-jafe parcelle depuis 2012 ñu ngi topp ci ginnaaw ay parcelles yoo xamante ne nii lotisé nañ ko ba pare parcelles yoo xamante ne nii depuis 2014 2015 fayloo na nit ñi seen ay frais de bornage 50 000 francs boo xoolee
500 parcelles la ñu dagg fii ci dëkk bi fay loolu tolloog 159 personnes ñu fay loo leen ay frais de bornage biñ ko étalé mi ngi toll ci 7 950 000 francs yoo xamante ne nii ndawi Thialé versé nañ ko depuis 2014 2015 ñu versé ko trésor ba pare nag di daw ci parcelles yoo xamante ne nii boobu ba léegi wax dëgg yàlla mënaguñ cee am solution bu ñu waxee suñu autorité yi ñuy layaam yi bu ñu waxee suñu autorité yi heure bu ñu leen junjee ci parcelles yi dinañ fexe ba am loo xamante ne nii dinañ ko indi bëgg koo teg suñu loxo naqe ñu ko pour que dara bañ a am pour que yuuxu gi mañ a jib mais yuuxu dina jib de yuuxu mënta bañ a jib xam nga lu tax yuuxu di jib mënuñu leen a jox suñ 7 950 000 ñu dem jëndee ko ay carburant dem def seen campagne def lu leen neex ba pare mënuñoo am dëkkuwaay ñun. kon nag ñuy lancer un appel monsieur le président de la république lii nii yow rek lañ yaakaar ci lii. ñii di artistes yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Thiès nag wane nañu seen ñàkk kontaan ci ni nga xam ni moom la leen autorités yi di jàppale ndax ñoom nee nañu balaa ñoo gis ndimbal rek day fekk ñu dem ba sonn wala ñu feebar ñu leen defar yi kat loolu warul nee nañu laata sax dara di leen dal wala sax ñuy nekk ci soxla war nañoo jug ci seen i soxla ndax ñoom it ak saa su ne ñi ngi xëy di nekk di bëggal askan wi ñoo xam ne nag taxawaay boobu ñu ngi koy am nag dañ leen war a bàyyi xel loolu nag ki ko wax mooy Arma Diouf mi nga xam ni moo yoroon seen kaddu ñu ànd teewlu ko ci micro Rokhaya Daba Meng ak Koumba Fall. am lu ma metti am lu ma ci réccu am gàcca d'abord en tant qu'acteur culturel mais aussi en tant que citoyen un Sénégalais lambda parce que un artiste dafa nekk nit ko xam dafa am solo ci dundu doomu aadama dafa am solo ci réew parce que culture gisoo réew mu développé te amuloo culture il faut ñu am culture pour que ñu mën a xam suñu identité pour ñu mën a xam fu ñu teg suñu tànk pour ñu mën ñoo éduquer n'est-ce pas ñu mën a contribuer maintenant au développement de notre pays donc ñun gëdd boobu lañu am ci dëkk bi mais malheureusement état amul si ñun considération les collectivités locales ay maires yi ay conseils départemental faale wuñu artistes yi respecté wuñu leen joxuñu leen seen gëdd moo tax à chaque fois ngay gis ni bàyyi il feebar nañ ñu ngi koy ketal moom lu jaayante si yàlla na ko yàlla yërëm il est passé par là bi mu feebar aussi ko doon ketal suñu papa bàyyi pël ma xula jege am naa lu ma ci fekkee ku ci feebar rek dana lay ketal te loolu vraiment c'est déplorable c'est extrêmement grave artistes yi amuñu sax fu dëkk duñ jékki-jékki sax ba dagg def ay lotissement xalaat ni tel loo nañ ko jox artistes yi dinañ jël benn terrain séddale artistes yi bon lan lañ qu'est-ce que ça fait lu muy njariñ c'est-à-dire il faut que ñu jox plus de considération aux acteurs culturels parce que dañu bokk ci dëkk bi. lan ngay dénku nag autorités yi nga xamante ne ñoom ñu ngi fii te léeg-léeg ñoom itam ñu bokk ci ñi artistes yi di bëggal. waaw li ñu leen di dénk mooy culture domaine de compétence transfert la maanaam dafa bokk ci pàcc yi nga xamante ne état bi daf ko jël jéggal ko askan pour mu gën leen a jege jox ko mairie jox ko conseil départemental ni leen artistes yi léegi aajeetul ñu ñëw ba ci ministère wala ba ci gouvernement bi est-ce que comprendre nga pour di mën a wax seen ay projet nan leen ko jox ca gox ya bu ngeen ci mën a dara ngeen def ko ca bu ngeen ci mënul nag ñu accompagner donc ñoom nañ xam ni dañu am le devoir et l'obligation d'accompagner les acteurs culturels dans leur initiative c'est-à-dire loolu par force la parce que texte yi moo ko wax domaine de compétence transféré culture def ci bokk depuis 1986. renouveau des artistes culturels du Sénégal du mouvement reçu ñoom kat amaloon nañu benn exposition de vente fële ca manufacture des arts décoratifs bu Thiès loolee nag ñu ngi ko parrainé woon ki nga xam ni mooy Pape Amadou Ndiaye di ministre de l'artisanat et du secteur informel moom nag ñëw na ci rafetlu mbir ma na mu tëddee ñu ànd teewlu ko ci micro Cheikh Fall ak Ramatoulaye Cissé. rafetlu initiative bi nga xam ne muy initiative bu rafet ndaxte dem nañu visiter nañu stand yi ci visite bi gis nañu taxawaay bi leen wax ne kan artisanat dafa nekk lu am importance rafetlu nañ nag tey taxawaay bi am fii muy manufacture des arts décoratifs ma leen di féliciter di leen encourager di leen wax incha allah ci diir bu gàtt dinaa def fii visite pour gën ko xool
ñu seet nan la ñuy ànd ak artisanat pour gën a booster artisanat ndax artisanat dafa soxla li ñuy wax créativité innovation ndax ñii ñuy liggéeyal ñuy sunu artisan yi seen xarañte kenn dootu ko laam-laamee waaye soo ko xoolee tuuti ñu bari ci ñoom dañuy def li ñu doon def démb li seen baay doon def te su continuer noonu dinañ dem ba nga xam ne day loofloo secteur bi mu laaj kon mu am ay structures yu mel ni yi nga xam ne dinañu boole artistes yi boole designers yi boole ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi ci ay corps de métier ou artisanat ñii nekk cuir ñii nekk ci poterie ñii nekk ci bois ñu boole leen loolu la tubaab di wax synergie pour la synergie bi nga xamante ne mooy indi créativité donc vraiment maa ngi kontaan bu baax kontaan tamit léegi parce que gis naa artistes yi nga xam ne ñoo évolué fii artistes yi njëkk yi slam bi muy lu am solo parce que slam day yeete te yeete dafa am solo surtout jamono jii ñu nekk nga xam ne xale yi réseaux sociaux yeeg yooyu xaw na dem ba nga xamante ne ñu bare ci ñoom la ñu waroon a xam ak seen taxawaay dañ ci xaw a réer tuuti. li des ci koor gi ñëw bareetul tuuti la daa am nag loo xam ne dañ ko daan nemmeeku muy lu jëm ci wàllu tàndarma ndax tàndarma moom ci koor gi nit ñi dañu koy soxla lool waaye gis nañ ni kat gisaguñu ni mu daan ñëwee dëgg-dëgg ci dëkk bi ak rush bi nga xam ne nit ñi daan nañ ko def di wuti tàndarma jooju ba tax na ki nga xam ni moo di suñu ndaw di Fat Fall am na ab reportage bu mu ñu ci defal ñu ànd teewlu ko. weeru koor ñu koy séntu ci fan yi ñu jëm tàndarma nekk lekk bu ñëpp di séddale ci marché central bu Thiès nag tàndarma yi bari gu fa lool Mamadou Tunkara di jaaykat ci marché bi di affirmer li ni mel. tellement marché bi daal fu mu toll daal demewul noonu trop gisuguma ko circulation bi bu mu génn carton yi ñëwagul bu fekkee carton bi dafa ñëw bu mu wàcc trop dina wàññeeku bu fekkee dem na bariwul tam day yokk prix bi day yokk noonu lay demee toujours temps sant. ci cafka bi nag ak conservation bi monsieur Tunkara mu ngi ci indi ay leeral. non naaj bi du ci yàqu dara quoi lenn rek la day sensé couleur tàndarma bi dafay xaw a xonq waaw bu yàgg trop dina wow façon boobu tam am na waaw loolu moo koy def bu dul loolu naaj bi du ko mën a yàq xanaa mu dëgër mu wow mu sensé couleur bi mu xonq waaw loolu dong la loolu dong mooy nekk seen diggante différence ba ak kër gi. waaw am na boo xam ne buy jógee Dubaï xam boobu dañ koy defar day am produit bi di jógee Mali na naturel bii la noonu lay jógee àll bi ñu di ko indi mu jógee côté Gao Tombouctou yooyu ñëw ba ma ko gaa ñi indi ko transport boobu du bokk ak bi ñuy defar carton bi duñu benn. li ñu seetlu daal mooy tàndarma bi bareegul ci marché central bu Thiès ñu jàpp ne nit ñi dañu koy faral di jëfandikoo ci jamono koor ci noonee sax askan bi ñi ngi xaar fii ak ay fan ndax tàndarma bi dina bari wala déet. koor gi nga xam ni léegi mu egsi nag tax na sax suñuy ndaw demoon nag doon waxtaan ak ñi nga xam ni ñooy Ceesuwaay yi ñuy wax seen xalaat ci comportement yi nga xam ni warees na ko am jëm ci wàllu nag wér-gu-yaram loolee nag dañ ci ànd ak ki nga xam ni mooy Rokhaya Daba Meng mi ñu ci defal ab rubrique yëm ci wàllu santé dañu ànd teewlu ko. mbokk yi tey jii dañoo fas yéene waxtaani wàllu wér-gu-yaram ci weeru koor gi tey nag ñu taamu professeur Edmond Bertrand ñu am ay conseils yu mu jox ñi nga xamante ni dañoo fas yéene woor ak it nan la ñuy def ngir bañ a yàq li di seen wér-gu-yaram ci weeru koor gi woor bokk na ci li nga xamante ni dañ koo digle waaye warul indil doomu aadama ay yàquteef ci wàllu wér-gu-yaramam mu mel ni looloo tax war nañoo bàyyi bu baax xel ci li nga xamante ni moo di maladie yi ñu tuddee les maladies aiguës bokk na ci li nga xamante ni moo di ay feebar yu dëkk ak doomu aadama bi ak it yoo nga xamante ni war nañoo dem saytu suñu wér-gu-yaram laaj ko ki ñuy faj ci biir loolu dina xam ba xam ndax maladie bi ñu am war na ànd ak koor bokk na également ci yooyu diabète hypertension
insuffisance cardiaque ak insuffisance rénale, infection pulmonaire, lii di ulcère estomac, épilepsie, asthme, drépanocytose entre autres. ñu wax ne itamit lépp dinañ ko xam laata ñuy daal di waxantaan ak médecin bi ngir itam mu defal ñu benn préparation médicale. bu ñu wooree soxla nañu ginnaaw juróom-benni fanu koor gi danañu gis ne dañuy am mettitu bopp yu baree bari waaye it loo nga xamante ni lu normal la ndax it suukar bi nekk suñu deret dafay wàññeeku mën a indi li ñuy tuddee hypoglycémie maanaam jafe-jafe yi am suukar suñu yaram waaye it li nga xamante ni moo di bàyyi café te tàmmoon ko loolu it mën nañu indil ay mettitu bopp yu doy waar mu mel ni it dina am ay mbir yu mel ni seere maanaam constipation lii di mel ni looy waaj a wàccu ak itamit di géex lu bari mu mel ni yooyu mën na bokk ci li nga xamante ne dina tax suñuy nelaw du daal di régulier waaye it war nañoo mën a def nuñ ko corriger mu mel ni ba tey suñu docteur bi mi ngi ñuy digal ne li ci war nag moo di ñu seet bu fekkente ne dañoo woor naka la ñuy def bu ñuy dog ñu am nag yoo nga xamante ni moom la ñuy taamu bokk na ci li ñu tuddee ay boissons tièdes maanaam li ñuy naan bu mu tàng bu mu sedd bokk na ci ndox moo nga xamante ni du ndox bu sedd bokk na ci it lii di meew boo nga xamante ne dañ koo xaw a tàngal ak it supp yi nga xamante ne tàngul jër seddul guy mu mel ni yooyu dina tax ñu daal di delloo si li nga xamante ni moo di ndox bi nekk suñuy yaram wàllu suukar nag nañu taamu bu ñuy wori wala bu ñuy dog lu mel ni ki tàndarma lu mel ni ki lem ak confiture bu fekkente ne dañoo toog 2 heures de temps après bu ñu dogee ba noppi war nañoo mën a jël nag lu mel ni jën lu mel ni ginaar ak yu ni mel ak it lujum ak li nga xamante ni moo di mburu wala crêpe wala lentille wala pois chiche wala rek ay fruits lekk ko bu fekkente ne nag dañoo taamu li nga xamante ni moom la ñuy xëddee war nañ seet li ñuy tuddee sucre lent lii nga xamante ni mën nañ ko fekk ci semoule ci crêpe ci céréales yi ak ci mburu mi mu mel ni loolu buñ ko defee boole ko ak benn thé bu oyof wala café bu oyof dinañu dimbale bu baax a baax ci fajar gi waaye it ñu jeexalee ci li nga xamante ne rek moo di ci diggante lekk yi nga xamante ne dañ koy def nañ ci boole rek nelaw boo nga xamante ne bu mënee mat 4 heures dina ci baax waaye nag bu ñu mënee ci journée bi ñu mottalee ko ak benn sieste dina ci baax loolu it war na mën a ànd itam ak dox tuuti ngir itam li ñuy lekk mën a rees ci niñ ko soxlaa mu mel ni li nga xamante ne rek moo di weeru koor li koy gën a mën a dimbale moo di wàññi tuxum cigarette gi ginnaaw ba ñu dogee ndax yooyee mën nañu indil li ñuy tudd infarctus wala myocarde ki nga xamante ni dafa nekk ci santé bu am solo kooku nag mën nañ koo digal mu daal di woor ndax itamit loolu daf koy dimbale ci wàllu forme bi muy am physiquement waaye it ci wàllu xelam ndax koor dafa bari ay mbir yoo nga xamante ne daal docteur yi màndargane nañu ànd nañ ceeg diine gi nangu ne lu baax la ci doomu aadama waaye nag docteur néerlandais bi nga xamante ni moo di Mohamed Al Abdoni moom nag mi ngi xamle ne bu fekkente ne topp nañu science bi ak li mu digle moo di hygiène de vie daal di nga ko am bu fekkente ne dangaa woor maanaam koor daal lu mën a dimbale doomu aadama la ci dundinam waaye nag bu fekkente ne am nga perte de poids maanaam ngay jeex ginnaaw ba nga xamante ne dangaa amoon yaram loolu la mën a dimbale la waaye bu fekkente ne nag dangaa jeex loolu nag moom war nañ koo seetaat li nga xamante ne moo di lekk gu bari gi nga xamante ni it dañ koy def ci guddi gi lu ñu mën a sonnal la ndax it dafay yokk suñu poids torop loolu it nee nañu lu jara moytu la ngir nag it diggante lu baax ak lu bon dañoo jege yoo loolu lañ leen indiloon tey jii ci wàllu gëstu bi ñu jagleeloon wàllu boo wooree naka nga war a taxawee di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen façon ngi taxawaay ngir it weeru koor gi mën la jàppale ci jàmm di leen ñaanal kooru jàmm. bàkk bi jib moo ñu dugal nag ci li xew ci biir réew mi loolu nag dañ ci ànd ak Fatou Fall mu jëkkul ñu li ci gën a fës ñu ànd teewlu ko. ñu tàmbali xibaaru biir réew mi ak nakar gi Sénégal yeewoo ci génnub àdduna doyen des juges d'instruction bii di Samba Sall démb ci alxames gi ca l'hôpital principal bu Dakar moom nag dafa amee woon feebar bu yàgg ba mu ko far daaneel ba ñu yóbbu ko réanimation ñu fàttali leen ni rek juge Samba Sall moo utu woon ci dossier leaderu Pastef bii di Ousmane Sonko ak masseuse bii di Adji Sarr ñu doon ko dàkkantale l'homme des grands dossiers judiciaires Samba Sall moo yore woon dossier de Jongo ak ndam si yàlla Thione Seck te moo nekkoon juge du 2e cabinet d'instruction.
leneen Amadou Diallo nekk sous-lieutenant de la 3e compagnie du génie ca Bignona moo génn àdduna alxames ca Casamance la ko waral moo di ab garabu ron moo daanu ca kawam ba ñu doon def terrassement ki xamle li ni mel di direction de l'information et des relations publiques des armées moom nag mujjee naa ñàkk bakkanam bi ñu koy évacuer ca centre médical d'Interarmée bu Ziguinchor néew bi dinañu ko yóbbu ca l'hôpital principal bu Dakar ci aljuma ji. ñu jeexale xibaaru bi réew mi yëgal leen ni gendarme bi defoon l'accident ca yoonu Cap Skirring bi te mbëkkoon ab poteau électrique bi daal dinay mujjee ñàkk bakkanam gannaaw ba ko secours yi doon yóbboo ca l'hôpital régional bu Ziguinchor ngir mën koo sauver moom Demba Ndiaye nag daal dina si ñàkk bakkanam. bàkk boobu nag dipp bu ngeen ko déggee xam ni loolu moo soxal lu xew fële ca biti réew dañ ci ànd ak soxna Rokhaya Daba Meng mu indil ñu la ca gën a fës. ñu dooree seeni xibaar yow bitim réew ak tabbub njiitu réew bu Djibouti ni ki tey ci àjjuma ji njiitu réew ba di Ismaël Omar Guelleh nekk candidat juróomeel bi yoon opposition ba nag fi mu ne nii nanguwul benn yoon doxalin ga te nee na sax dafa fas yéene boycotté ginnaaw ba mu jàmmaarloowee ak président bi fi nekk niki atum 1999 benn tey nee na kon ki nga xamante ne moom la ñu war a tabb d'office mooy Zakaria Ismaïl Farah kookee nag benn entrepreneur la boo nga xamante ne kenn xamu ko sax daanaka waaye moom nag fi mu ne nii dafa taxawee candidat indépendant djiboutiens yi fi mu ne nii woo nañ leen ngir rek ñu daal di dem wote ji waaye dañuy ragal mu am ay jafe-jafe. ñu dem ci réewu Tchad foofu ministère bi yor wàllug intérieur ma ngay yëgle am na ay arrestation maanaam arrêté ay doomu aadama yoo nga xamante ni bokk nañ ci chef de parti ak activistes yi nekk foofu ci réew ma ndax itam dañuy ragal ñu bokk ci nar a perturber présidentielle yi war a am ni ki dimanche prochain ñu xamle ne rek ci benn communiqué boo nga xamante ne génne nañ ko démb ci alxamis bi ñi ngi xamle ne kat am na ay alerte yoo nga xamante ne l'opposition bi def na ko ngir wax ne kat dañoo fas yéene daal di def ay yëf ba tax na ñu daal di ci arrêté ñu bari ñoo nga xamante ni ñoo jiite yenn ci xuppkat yi ak ñi nga xamante ne dañuy def ay ñaawteef ngir wane seen ñàkk d'accord ak nguur gi ak ministère de la sécurité publique bi nga xamante ne jamono ji nee nañu fas yéene nañu saytu bépp réseau boo nga xamante ne mi ngi foofee ngir ñu teg leen loxo. ñu daal di jeexalee ak réewum Bénin ñoom itamit fas yéene nañoo dem wote ji fële ca urne yi niki dimanche ngir nag tapp seen président ginnaaw ba ñëpp nangoo ne foofee ca réew moomee nekk ci Afrique de l'Ouest seen démocratie jaar na yoon mu mel ne am na tey jii ay baat yu fa jóg nag di wane ne déedéet d'accord ñu benn yoon ci wax joojee ndax kat ñi nga xamante ne ñoo jiite régime bi am na ay jëf yoo nga xamante ne ñu ngi koy jëf te d'accorduñ ci rawatina kii di Patrice Talon mi nga xamante ne mi ngi xëccoo ngir am ñaareelu mandaawam bi lii lañ leen jàppaloon ci xibaar yi biti réew. jërë ngeen jëf mbokk yi loolee mooy li gënoon a fës ci xibaar yi amoon na ca yi ba si ñu génn di leen sant ak gërëm ci teewlu bi di leen ñaan ngeen wéy di ànd ak seen programme Prestige TV ngeen di am jàmm ñuy am jàmm ba gaaw ak jàmm ci beneen rubrique journal hebdo jërë ngeen jëf.